jàngeen jëf cher internet yi nga xamante ni na safoo rek di seetaan syndicalisme TV ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun tey ji itam ñu dikkaat ak yéen ci invité de la rédaction nag mbokk yi mooy ganu xibaar yi fas yéene dalal ñoo xamante ni seen i xam-xam màcc na lool ci la ñu war a waxtaanee su ko defee ñu indi si ay leeral bu baax a baax tey ji nag ponk ba ñu tànn ngir waxtaanee ko moo di coow li bari na lool ci mbirum OGM yi ñuy wax booba ak léegi OGM boobee nag di organisme génétiquement modifié loolee la ñu fas yéene waxtaanee ak coow li bari li si juddu li nu mel nag moo tax ñu am mbégte ak bànneex dalal fii ki nga xamante ni mooy professeur Sow di yëngatu ci wàllum biologie waaye itam nekk biochimiste xam-xamam màcc lool ci wàllum suuf si ak li nga xamante ni si moo laxasu ci loolee tax naka tey jii ñu fas yéene dalal moom professeur Sow professeur gannaaw ba ñu la nuyoo ñu ngi bàyyi la rek nga nuyoo ak internet yi safo syndicalisme TV. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di ñaan suñu borom mu kàddu yu may bëgg leen jottali fekk leen si jàmm ak salaam fekk leen si jàmm yéen ak seen njaboot incha allah. professeur laaj bu njëkk bi daay tënku rek ci ana lan mooy OGM ndax fi mu ne nii coow li bari na lool. waaw OGM moom mooy organisme génétiquement modifié. question bi nag lu tax mu garaaw moom mooy nit ñee ngi bind ci kii def ay vidéo fii naan lii nii lay def lee lay def affaire yooyu dama leen bëgg wax ne rek organisme lu ñu lekk lu bëri organisme ay génétiquement modifié lañu. par exemple boo jëlee dugub wala ceeb wala lu ñu lekk lépp boo ko xoolee au cours des années lu ñu naan sélection naturelle maanaam ay 1000 ans avant ceeb nu mu meloon ak léegi bokkul par suite processus bi jot na fi modifié wu génétiquement. wala nga xool benn mala yi changé nañu génétiquement au cours des années xam nga mala yi ni ñu meloon ak léegi bokkul loolu la ñuy wax sélection naturelle luy indi sélection naturelle ay changements environnementaux ñu am maanaam climat bi di changé wala jékki-jékki taw bu bëri wala mu am de tàngaay yu séquence de tàngaay yàgg loolu yëpp day créer ay modification génétique wala bu dee ay prédateur près loolu tam day créer ay modification génétique mais léegi OGM yu bees yu ñuy wax mooy modification yu bees yi léegi léegi muy évoluer pendant des années wala des millénaires léegi mun nañ ko def si saa si mu feeñ. par exemple mun nga jël benn ceeb comme ceeb bu ñu béy Sénégal nga xam ne ceeb bu weex la ceeb bu weex tàll la bon ba amul ay nutriments ci biir maanaam amul ay vitamines yi ñuy soxla nga jël ay gènes yu mel ni bêta carotène nga jëlee ko ci carotte nga jël loolu dugal ko ci ceeb bi pour mu enrichir am kii loolu ñuy wax golden rice en anglais. donc loolu ay modifications lu ñu def c'est des modifications génétiques lu ñu def pour enrichir ceeb bi yeneen modification génétique mën na nekk par exemple en Irlande ay année seen dañu amoon benn pomme de terre boobu dafa amoon benn sax bu koy attaqué. léegi si lañuy jël benn bactérie boo xamante ne mën na xeex sax boobu ñu jël ci ADN bactérie boobu ñu dugal ko ci pomme de terre bi nekk modifié génétiquement modifié am gène boobu noonu ba mu permettre ko pomme de terre boobu mun sax ci Irlande nga xamante ne léegi sax boobu doon ko attaqué dootu ko mun attaqué production agricole bi yokku donc organisme génétiquement modifié yi lan mooy sabab bi moom mooy non seulement taw yi bëreetul wala taw bu amee day doon taw bu bëri day gaaw ci en période bu gàtt loolu la ñuy wax créer des inondations yu bëri alors que tey taw yu njëkk yi da doon am ci 3 mois day répartir du day taw lu bëri mais day répartir léegi nag taw yi day gàtt en 2 semaines lay doon wala moins de 1 mois mais taw yi day bëri créer des kii donc yooyu day changement climatique ñoo ko indi. léegi nag pour mun dundal nit ñi ci àdduna bi nga xam ne nit ñi dañu gën a yokk population mondiale day gën a yokk technique yi ñuy yokkee production agricole yi maanaam yokku mbay mi mooy soit ñu yokk surface culturelle maanaam fu ñu béyee ñu yokk ko wala ñu lu sax yi ak gunóor yeeg wala yuy lekk gàncax yi ñu mun indi ay pesticides arrosé leen ba nga xamante ne du ñu mun lekk lu ñu bay wala ñu def OGM maanaam ñu jël gène directement yoo xamante ne day mën xeex sax yooyu wala gunóor yooyu wala criquet yi nga xam ne dañu lekk mbay mi bu ko defee lu ñu produire gën a yokk comme nag amuñu espace maanaam dëkkuwaay léegi lu ñu naan kii pression urbaine yi maanaam léegi dëkkuwaay dañu dem ba occuper terre agricole yi léegi pour nga am fooy béy sax bareet mënatoo ko am léegi moo tax pour augmenter la production agricole il faut que ñu indi la biotechnologie bi nga xamante ne biotechnologie génétique la buy permettre
ñu créer des garab yoo xam ne ay OGM lañu dañu mun résistant ci ay pesticides nga xam ne dootoo dugal ay pesticides yu bëri ci sol bi wala di ko arroser parce que pesticide da nga koy poudre la bi ngay xëpp ci kii bi wala nga koy kii béykat yu nekk ci zone de Niayes dañ koy def lu bëri te pesticide dafa toxique dafa cancérigène day dugg ci nappe phréatique day indi ay feebar yu bëri léegi nga jël par exemple benn sax buy lekk benn salade bu nekk par exemple zone Pikine zone des Niayes nga ut benn salade boo xamante ne sax bi nekk zone des Niayes dootu ko mënati lekk parce que da nga jël benn bactérie boo xamante ne dafa résistant ci sax boobu noonu day rey sax bi nga jël ADN-am dugal ko ci salade bi cultiver ko ba nga xamante ne salade bi day résistant ba boo ko saxalee foofu noonu da nga koy essayer lu ñu jékki-jékki rek nag rek jox ko saxalee ko noonu non dañ koy tester def ko ci laboratoire ba mu baax ñu jël ko jox ko ay raa dundal ko ci raa yi def ko lu yàgg di tester raa yi di xool ndax dinañ am benn impact ci ñoom OGM boobu noonu maanaam salade boobu noonu la ñu jël saxal ko zone des Niayes bu ko defee benn gunóor du ko kii te day mën a gaaw. kon fi mu ne nii da ngaa bëgg wax donc ne lu bëri ci li ñuy wax ay rumeur rek la. gars yi di posté ay vidéo yu bëri fii nit ñi di jaaxal nit ñi man fii États-Unis bu ma nekk wala ñu nekk Europe bëri na si lu ñu lekk ay OGM la ñu lekk. ay OGM la ñu lekk vraiment ay OGM la ñu lekk parce que sinon boo deful OGM da ngay def ay pesticides yu bëri maanaam ay insecticides yu bëri wala ay raticides yu bëri wala ay fongicides yu bëri bu ko defee pour nga mën. xeex gunóor yi wala sax yi lekk gàncax yi bu ko defee sinon paysans yi dañu perte lu bëri par at lii gunóor yi ñoo koy lekk lii sax yi lii ay ñax yu bon lu ñu naan herbicide herbe mauvaise herbe yi ñooy yàq gàncax yi donc pour ñu am production bu baax il faut que soit ñuy utiliser pesticides yu bëri te loolu moo ëpp danger OGM yi donc ci gàttal loolu daal laa amoon lu may wax OGM yi ñu ngi ciy wax lu bëri te ñi ciy wax lu bëri di ci dugal ci YouTube yeeg ci WhatsApp yi lu ñu ciy wax xamuñu si dara intoxication la c'est vrai que il faut que ñu def étude comme vaccin yi rek comme lu ñu waxoon ci vaccin yi il faut que ñu def étude yoo xam ne à long terme day wone ne c'est néfaste pour l'organisme wala day créer ay cancer wala mais jusqu'à présent amul benn étude yu poussé au laboratoire wala ci ay nit yu wone ne kay OGM à long terme dañuy joxe ay cancer wala dañuy indi ay affaire loolu amul études yooyu c'est pas trouvé c'est pas publié par les scientifiques donc nañu def attention daal ci vidéo yi ñuy gis ci internet bi muy circuler ci OGM bi te ñi ciy wax xamuñu si dara vraiment xamuñu si dara dañ ciy wax rek. léegi par rapport ak grande compagnie yi nga xamante ni si dañuy defar ay produits loolu itam am nañu seen joxoñ baaraamu tuuma ñi wax leneen ak leneen tey jii par rapport à ça tamit lan nga ciy leeral. ñoom seen i OGM supporté wu ma ko quoi parce que ce sont des OGM yoo xamante ne dañ ko defar pour mu doon résistant aux pesticides. maanaam OGM la yoo xamante ne boo leen par exemple boo jëlee seen benn seen ñebbe boobu mun nga ci utiliser ñoom seen produit chimique yi seen engrais chimique bu ñu naan glyphosate mooy Roundup en anglais. bien vrai que organophosphoré la du organochloré mais organophosphoré l'OMS depuis 2015 dañ ko homologué comme néfaste à la santé donc utiliser pesticide lépp loo xamante ne OGM la boo xam day favoriser nit ñi di yokku l'utilisation des pesticides boobu noonu on le supporte pas parce que loolu comme ni ma leen ko waxee pesticide impact am moo gën a grave bu OGM parce que pesticide day dugg ci sol bi dem ci nappe phréatique bi day attaquer flore bactérienne ak fongique bu nekk ci suuf si maanaam lépp luy bactérie ak champignon ak faune bi de la flore bu nekk foofu noonu yépp lay attaquer ba pare day dugg ci ndox yi nappe phréatique bi day jàll foofu en plus de ça da ngay am résidu de pesticide buy dem ci lekk yi ci carottes yi ak ci suppame yi produits horticoles yi pare yooyu noonu c'est cancérigène day wàññi fertilité day créer infertilité day indi des maladies cardiovasculaires ak des maladies neuro kii maanaam déficience neurologique lay indi maanaam day indi retardé malade mentalement quoi donc yooyu jeune waxuma genre yu mel noonu yooyu waxuñu ko quoi mais bu dee des OGM yoo xamante ne comme par exemple ñun au Sénégal ak les pays du Sahel on a ñun suñu problème moom mooy l'avancée du désert comme dans le programme bi nga xamante ne suñu la grande muraille verte bu ñu amoon ay OGM yoo xamante ne dañu mun doon benn muraille boo xamante ne dañu gaaw a sax am un couvert couvrir kii bi mun a
réduire avancée désert wala yenn comme yi ma doon cité yooyu baax na mais pas di supporter les Monsanto et trucs yooyu moom vraiment musu supporter wu ma ko. En plus de ça li ma intervenir ni c'est pas politique, supporter wu ma ay gouvernement bii nii, jàppale wu ma produit nu ma compagnie nu mu tuddati chimique yi comme ay Monsanto agronomique yi comme Monsanto nga xamante ñooy produire les graines ak les engrais, supporter wu ma loolu quoi. mais professeur tey jii nag ku ne xam na ko askan wi tiit nañu, askan wi boobu ak léegi coow li bëri nañ fi li ñuy wax ci internet yi OGM fii OGM fee ku nekk di ci wax, ñi ci am xam-xam di ci wax, ñi ci amul xam-xam di ci wax. tey jii par rapport ak loolu itam lan ngay dalalee seen xel yi. mais tiital yi ñuy tiitalaate ci internet yi bëgg tiital nit ñi mooy nekkee jarul ñu ci tiitee noonu. donc loolu dong la parce que y a pas des travaux scientifiques yu wone ne pour le moment que OGM de c'est cancérigène wala day indi yenn feebar yi jusqu'à preuve du contraire yooyu amaguñ ko. donc les OGM on les utilise parce qu'on sélectionne des gènes spécifiques yu bénéfiques yoo xamante ne soit day xeex ay sax wala ay gunóor yu yàq nu mu tuddati lu ñu dundee gàncax gi, wala day tax lu ñu béy gaaw a sax gaaw a meññ, maanaam bu naroon meññ ci ñetti weer comme léegi taw yi dañoo wàññeeku mu mun meññ ci 1 mois wala 2 mois parce que taw yi foofu la yem, parce que ñun ba léegi ñu ngi utiliser li ñu suñu mbay ci taw la dépendre. donc pour éviter ay par exemple benn maïs boo xam ne cycle cultural am 90 jours la nga ut maïs boo xamante ne génétiquement modifié la nga xam ne en 1 mois mun na màgg meññ nga mun ko utiliser. donc wala yoo xamante ne donc gène la yoo xam ne da nga ko sélectionné spécifiquement pour yokk production bi wala nga yokk valeur nu mu tuddati nutritionnel li ngay bay. par exemple gerte boo xamante ne bu nekk Sénégal nga xam ne benn doom lay am wala sax des fois taux de remplissage bi amul da ngay toj gerte bi du am dara, boo munee modifier gerte bi nga def ci benn gène boo xamante ne day tax mu gën a gaaw a sax, du sax ñetti weer mais en 2 mois wala 1 mois mu gaaw a sax ba pare day am ba ñetti graine ba pare nga dindi aflatoxine bi dootu ci nekkati. gerte boobu defe naa moo gën a amal njëriñ cultivateur sénégalais bi ndax taw yi bëreetul. donc ISRA wala nga xam ne day toppatoo loolu wala DPF direction de production agricole ñooñ bu ñu mënee am variété yu mel noonu nga xam ne dañ koy jox paysan ñu mun ko béy mën a mbay mi gën a gaaw ñu mën a produire lu gën a bëri comme léegi tool yi taw yi bëriwul, non seulement tool yi bëriwul. gannaaw loolu yëpp nga xamante ni wax nga ko ci OGM tey jii est-ce que mën nañoo xam ngir ne li nga xamante ni OGM maanaam organisme génétiquement modifié yooyu am na ko ci dundinu doomu aadama ak itam rawatina ñi nga xamante ni dañuy bay. engrais bi ngay def dafa cher, pesticides yi ngay utiliser dafa cher te engrais pesticides yeeg yëpp c'est des intrants chimiques, dafa cancérigène, ça peut apporter la fertilité, day polluer les nappes phréatiques yi, day polluer l'environnement, day indi des maladies cancérigène pulmonaire. effet intrants chimiques yi muy engrais yeeg pesticides yi ñuy utiliser surtout les organochlorés dafa dangereux pour l'environnement, la nature ak la santé publique. donc pour man ñu utiliser ay OGM yoo xamante ne gènes ñuy sélectionner c'est des gènes yoo xam ne ciblés la pour benn but, maanaam soit ñu yokku valeur nutritionnelle benn carotte wala benn ceeb wala benn gerte, wala ñu éliminer li koy xeex maanaam liy tax du gaaw a sax muy gunóor la wala criquet la wala benn sax la wala benn champignon la bu nekk ci suuf bi, wala da nga bëgg mu gaaw a sax parce que taw bi bëreetul nga bëgg mu sax di supporter ndox mu gën a résistant ci di taw, wala bu dee kaawu ceeb nga xam ne inondation yi dafa bëri nga xam ne ceeb yi léegi dañuy inondé lu yàgg nga bëgg a ut benn variété ceeb boo xamante ne même mun na inondé pendant 1 mois te day gaaw a sax du dee. donc loolu mooy OGM yooyu loolu day tax nit ñi am lu ñu lekk parce que nit ñi dañoo xiif. monde bi ñu ci gën a bëri ils n'ont pas plus de $2 par jour te population mondiale bi dafay gën a évoluer te en Afrique dans le tiers monde les gens meurent à cause de la famine. donc bu fekkee les organismes génétiquement modifiés la ñu mën defar ay ceeb defar ay céréales, guerre en Ukraine baa ngi nii mënuñu jot ci céréales. donc bu ñu defee ay OGM yoo am day permettre production agricole bi yokk nit ñi lu ñu lekk mun a gën a bëri. loolu daal bu fekkee loolu la ba pare ñu def des études yu poussées nag pour wane ne au long terme amul ay conséquences sur la santé publique, je préfère loolu que plutôt ñuy def une culture boo xamante ne c'est conventionnel mais dañu apporter beaucoup de produits chimiques. Même la culture bio n'est pas encore une réponse.
pour mun a dundal nit ñi culture bio baax na parce que doo utiliser des intrants chimiques mooy pesticides wala engrais c'est tout ce que tu utilises c'est des fumiers wala lu naturel wala compostage affaire yi mais rendement bi bëriwul comme culture conventionnelle bi donc mënul nourrir les populations mondiales te fu mu toll ni monde bi dafa toll foo xamante ne nit ñi foog ñu dund les pays sont en guerre pays africains yi farine bi yokku na blé bi yokku na ceeb bi nit ñi daal pour man la biotechnologie vient à point nommé modifier gàncax gi mën a gaaw a sax du laaj ndox bu bëri de lu ñu lekk mën a gën a gaaw ba pare apport nutritionnel bi bëri. mu ngoog kaddu yi rafet na di la jaajëfal xanaa ñu bàyyi la nga nuyoo ak tàggatoo ñi nga xamante ni ñu doon déglu di ñu seetaan. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf professeur Sow di fàttali nag internet yi moom la ñu dalaloon tey jii moom nag di yëngatu ci wàllum biologie nekk itam biochimiste xam-xamam màcc lool ci wàllum suuf roche ak la nga xamante ni moo ca lalu tey jii moom la ñu doon waxtaanee moom professeur Sow am ci mbégte ak bànneex lool mu ñu doon waxtaanee nag li ñeel nag wàllum OGM di organisme génétiquement modifié nga xamante ni si jamono ji ci réewum Sénégal waaye itam ci àdduna wërngal këpp coow li bari na ku nekk naan OGM dafay reye dafay lii dafay reye or que am na ay ngëneel yu bari yi nga xamante ni ci la nekk moom la suñu gante ji doon faram-fàcce yaakaar naa ne dégg ngeen bu baax a baax leeral li nga xamante ni indi na ko kon à partir d'aujourd'hui peut-être wàllum OGM yi coow li ak xiini miini bi ci am mun na dañ gannaaw bi nga xamante ni déglu nañ suñu gan gi tey di invité de la rédaction di professeur Sow di ko jaajëfal bu baax a baax waaye également aussi di jaajëfal internet yi ñu bàyyi woon xel di ñu seetaan ak a déglu fu ne di jaajëfal équipe technique bi ñu àndoonoon ba liggéey bi mun a yemb lool lu mooy loolu itam ñu leen dig daje beneen yoon ak beneen invité de la rédaction ganu xibaar yi fi ak boobu ñu bàyyi leen ngeen woy ak suñuy programme mbokk yi jaa ngeen jëf